asalaamaaleykum mbokk Sénégal yi déglu rajo defaral suñu bopp asalaamaaleykum mbokk Gambien yi déglu rajo defaral suñu bopp mbokk yi tey le 18 mai 2020 fii ci Italie ak ci àddina bi xanaa rek ñu ñëw comme niñ leen koy defaral chaque jour à 20h xibaar yi nga xam ne moo wàcc fii ci Italie surtout nag ci ngénnum ci jeexataal yi mbas mi ñuy wax coronavirus mbokk yi tey wax dëgg yàlla tey le 18 mai Italie muy journée bu am importance ci mbirum feebar bi parce que mbokk yi tey journée yi wax dëgg yàlla mooy journée bi nga xam ne ubbi na ñu bëri secteur yu bëri ubbi na muy lu ñuy wax riapertura ci italien nga xam ne genn wàll gi le 4 mai la commencé woon tey nag le 18 mai wax dëgg yàlla lu ci bëri ubbeeku na xanaa rek ñuy wax ne tamit tey ci bés bi nekk ci mbirum mbas mi ñu wax ne rek muy bési ubbeekukaay gis nañu tamit wax dëgg yàlla mbirum feebar bi wàññeeku na bu baax a baax ndaxte démb ak tey mbokk yi li ci génn ci àddina mu ngi toll ci 99 macha allah nañu wax macha allah bien que nag même su si ñaari nit génne sax bëri na waaye nag nañ gëm ne rek fañ jógee sori na mbokk yi donc ñi nga xam ne feebar bi démb ak tey ñu ngi leen wàll ci Italie yépp nag laay wax fi mu nekk nii mu ngi toll ci 451 kon nag di wax ne loolu wax dëgg yàlla loolu tamit wax dëgg yàlla tuuti na xanaa rek mbokk yi ñuy wax rek ne tey su fekkee ne bésu ubbeekukaay la feebar bi wàññeeku noonu dañuy ci am yaakaar ne peut-être mbirum feebar bi ñu ngi koy daane tey le 18 mai mbokk yi nag ci mbirum feebar bi di leen wax ne dogal yi nga xam ne le premier ministre gouvernement Giuseppe Conte moom la jël moo di ne wax dëgg yàlla dinañ ubbi dëkk bi waaye nag nii lañ ko doxalee maanaam képp koo xam ne rek de respecté woo loi bi dinañ la multu diggante 400 ba 3000 euros ñu wax ne rek négoce jaay négoce dàll yi ak yére yi ubbi nañ waaye nag nee nañ biir négoce yooyu marchandise bi ku ci dugg da ngay raxas sa loxo ba nopp jël gant kuy essayer yére yi ak dàll yi da ngay sol gant mbokk yi tamit nee nañ baar restaurant yi ñoom it nee nañ ubbi nañ café ku koy jël wax dëgg yàlla da nga war xaw a sori taabal bi nga xam ne ci ginnaawam lay borom jaaykat bi di nekk te koy wax banco fii ci italien dëgg yàlla nee nañ tamit kuy fay suñ sañoon nañuy utiliser carte de paiement que comptant ba noppi ci bar bi toujours ak ci restaurant yi dinañ xaajale fi nit ñi di dugg ak fi nit ñi di génne maanaam du nekk bunt bi dañ koy dessiner wax ne kuy dugg nii ngay duggee kuy génn nii ngay duggee mu nekk nag beneen organisation gis ngeen ko ci métro yi commencé nañ ko loolu depuis le 4 mai nee nañ tamit ci restaurant yi maa ngi jégalu ñi nga xam ne dañuy liggéey ñoom it wax dëgg yàlla seen kanam dañ ko war tëj maanaam il faut ñu sol mascarine pour ñëpp ba noppi sorente 1 mètre loolu wax dëgg yàlla nee nañ sax am na restaurant yoo xam ne sax dañ leen di obligé ñuy jël registre boo xam ne dañ ciy bind seen turi client yi su fekkee ne ca biir négoce ba fekk nañ fa kenn ku positif benn yoon su boobaa ñu xam yan client ñoo fa duggoon te nee nañ nag registre boobu
borom baar yi ak borom restaurant yi dañoo war di ko tenir te su 14 jours yi jeexee mën nañ ko détruire ñi nga xam ne nag ñu ngi liggéey ci centre de beauté yi ñooñu wax dëgg yàlla dañ leen demander nañ sol visière maanaam non seulement masque mais kii vert boobu ñuy wàccee pour mu tëj seen kanam gi yeneen négoce yëpp mbokk yi nee nañ tamit toujours ci yeneen boutique yi jaay détail yooyu tamit nee nañ wax dëgg yàlla li ci am importance mooy ñu def tracé ci suuf pour wane nit ñi fi ñu mun a jaar ba noppi toujours ñu respecter distance su fekkee ne négoce bi dafa xat nit ñi ñuy dugg par benn ci centre commercial yi mbokk yi foofu moom dañoo imposer loolu ñuy wax thermoscanner maanaam machine yi nga xam ne soo jaaree ñoom ñooy xool ndax sa yaram tàng na wala déet ñoo koy mesurer soo janoog machine bi rek même tribunal soo demee tey gis nga ko fa su ñu ngi koy wax ne ci télé yi ci géej gi donc mbokk yi wax dëgg yàlla diggante ombrellone yi maanaam nu ñu koy wax ci diggante parapluie yi nga xam ne moom la nit ñi di samp ci géej gi diggante bi wax nañ ne dafa war a séparer yu de 10 mètres waaw te nag wax dëgg yàlla plage yi dañ ko war di ko surveiller opérateur balnéaire yi ñuy wax ñoom dañoo war a fexe pour ñu respecter mbir mi ci plage yi pour jaxasoo bi ak mesures sanitaires yi ñu contrôler ndax ñu ngi koy respecter mbokk yi chiesa yi muy église yi ñoom it nee nañ war nañ commencer wax dëgg yàlla commencer seen messe yi te nag dañoo war raxas bu baax place yi te nee nañ nag ndox moomu ñuy utiliser muy eau sainte boobu ñu koy jox nee nañ wax dëgg yàlla dañ ko aaye jàkke yi mbokk yi jumaa yi muy ci diine l'islam ñoom ci seen choix personnel nee nañ à partir du 24 mai la ñuy ubbi 24 mai mooy commencé soriwul korité ñàkkul ne ci bési korité lañ bëgg a ubbi muy le 24 mai mbokk yi wax dëgg yàlla auto école yi ñoom le 20 mai la ñu war a ubbi ci ba noppi ñi nga xam ne ñooy def patente nee nañ A ak B ministère bi dina commencé jàpp date pour nit ñi di defiwaat examen yi salle de gym yi mbokk yi loolu tamit à partir du 25 lay ubbi salle de gym yi à partir de 25 te nag distance 2 mètres la ñu wax diggante ñi nga xam ne ñooy def sport ci salle de gymnastique yi musée yi donc mbokk yi tamit le 25 lay ubbi ñu wax ne rek voyager diggante région ak région mu ngi commencé ubbi à partir du 3 juin waaw diggante région ak région nee nañ le 3 juin lay commencé ubbi loolu nag mooy ki nga xam ne day dem rek mais koo xam ne day liggéey ku dëkkoon Milan te am liggéey Liguria dëgg yàlla mën na fi jóge dem Liguria ci liggéeyam boobu diggante voyage ci biir Union européenne Schengen espace Schengen permettre nañ ko à partir du 3 juin diggante réew ak réew maanaam à partir de 3 juin ku bugg a nekk Italie bugg a dem Allemagne wala nga bëggoon Italie dem France loolu dina commencer ubbi à partir du 3 juin mbokk yi nag xanaa rek ñu wax ne à partir du 15 juin ci la cinéma yi ak théâtre yi di commencer ubbi wax dëgg yàlla lii mooy programme bi nga xam ne mooy programme ubbeekukaay bi te ubbeekukaay yi ci Italie mu ngi commencer bés ni ki tey te dégg ngeen Italie dina ubbi le 3 juin ci diggante Italie ak yeneen pays européens yi maanaam suma xel mu ngi dem suñ mbokk yi nga xam ne ñoo jóge woon Sénégal ñëw bloqué fii ci Italie mbokk yi Italie nee na dina ubbi maanaam ku fi nekk da nga mën dem France
à partir du 3 juin wala nga dem Allemagne lii mbokk yi wax dëgg yàlla mooy programme bi nga xam ne moo nekk tey ci force Covid bi te ubbeekukaay waaye mbokk yi comme niñ ko xamee wax dëgg yàlla moo di tamit ñu ngi nekk di faram-fàcce di gëstu ci mbirum këyit yi ñuy maye dañ koy wax régularisation ne muy régularisation ci français nga xam ne Italie daf ko bugg a defal doomu étranger yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci Italie démb defoon naa ci as waxtaan maa ngi jégalu parce que dégg naa ne son bi dafa wàccoon torop maa ngi ciy jégalu xanaa rek di leen indil ne dinañ ci def waxtaan ndaxte nag comme ni ñu ko waxee loi bi dafa jaxasoo te compliqué li ko def mooy diggante parti yi bokk gouvernement bi te jubawuñu woon te lañ yaakaaroon ne noonu lay yaatoo nit ñu bari wax dëgg yàlla dañ cee xaw a am sax njaaxle déception ñi nga xam ne ànduñu gouvernement bi ñi nga xam ne sax borom xam-xam yi laay bugg a wax sax ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci réew mi di ko méttitlu parce que nee nañ ni ñu ko ubbee wax dëgg yàlla dafa doy waar mbokk donc loolu mooy xibaar ñu bëgg cee ñëw nag def faram-fàcce parce que nag li ci am importance ci suñ mbokk yi mooy nga xam bu baax mbirum sanatoria bi ñu koy wax régularisation ku ci nekk ngeen xam nu mu demee ndaxte nag compliqué na boo xam ne ku yaakaar ne da ngay ñëw rek dugal sa këyit ñu jox la këyit du noonu ni nga xam ne moo def mooy nga xam sa cas xam li loi bi wax nga xam sa cas fu mu toll pour nga xam nan nga ciy def pour déposer ci mbokk yi ci këyit ndaxte nag dafa am yoon loi bi dafa yaatu ne am ñaari yoon bu njëkk bi mbokk yi mooy li ñuy wax kuy régulariser ay liggéeykat maanaam employeur bi mooy régulariser liggéeykat ba noppi ñu war a xam yan employeur ñoo mun a jël du employeur yépp nag ba noppi nag ñu définir yan secteur la mbir mi concerné du secteur yépp nag mbokk yi ba noppi ñu wax ci secteur yi ci seen bopp lii di yi fi mbirum mbay ak lii ci mbirum garde màgget ak lii ci mbindaani ci kër pour raxas togg wax dëgg yàlla secteur yooyu yëpp bëgg nañ ñëw ñu faram-fàcce ko wax ku bokk ci secteur yooyu yan màndarga nga mën a am pour mën cee bokk wax nañ ci tamit mbokk yi ne ñi nga xam ne wax dëgg yàlla amuñ employeur dinañ ci mën déposer mais nag du ñëpp tamit ak condition la ñu teg ci nag ay condition ci mbirum date ku ci bugg a bokk day fekk nga musoon teg loxo waaye wala nga musoon def loolu ñuy wax déclaration de présence mu nekk nag ñaari mbir yoo xam ne war nañ ko mun a faram-fàcce ci loi bi tamit mbokk yi wax nañ ci mbirum décret d'expulsion lan mooy décret d'expulsion ak lan la uteeg loolu ñuy wax folio de via ñu indi ci tamit leeral pour wax ne ñaar ñooñu ute nañ wax dëgg yàlla ci lu leer nañ mbokk yi tamit ñu wax ne loi bi wax dëgg yàlla ki nga xam ne mooy jël nit ki pour tool yi lan la war a am comme rédito revenu loolu mbokk yi loi bi génneeku ko mais décret bi nga xam ne ministère yi ñoo ko war signé
muy ministère de l'agriculture muy ministère de l'intérieur ak ministère du travail nga xam ne li ñuy wax linea guida ci italien mooy les lignes explicatives dinañ ko ñëw indi pour gën ko leeral kon nag mbokk yi wax dëgg yàlla loolu lañ far di ko def audio ci wolof ci rajo defaral suñu bopp ba noppi di ko expliquer ci français ci su canal YouTube bu rajo defaral suñu bopp duñ def rek mbokk yi di leen wax ne na ngeen ñu teewlu bu baax li ñuy wax consulenza maanaam jéem a xam loi bi nu mu taxawee ku la ci xoolal say dossier caytul la ko teg la ci yoon mbokk yi loolu ñun suñ syndicat bi tudd Sala dinañ ci taxaw ànd ceeg wax dëgg yàlla man mii Baye Diouf di nekk consultant pour syndicat boobu ak yeneen mbootaay yu nekk fii ci Italie dinañ ci def waxtaan tamit ak groupe WhatsApp yi nag wax dëgg yàlla yi nga xam ne mbootaay la ci biir communauté bi nit ñi di ci waxtaan di ci wax rek dimanche groupe WhatsApp waa parti Pastef te suñ rak Wuri Diallo ca Veneto ak sunu jigéen Ndey Mbisin Njaay ca Parme invité ma pour ma ñëw indi ci leeral wax dëgg yàlla dinañ ko def ci rajo bi waaye nag wax dëgg yàlla koo xam ne dafa am situation bëgg ñu xelal ko ci teg ko ci yoon loolu mbokk yi liggéey la nekkatul ay xibaar parce que nag cas bu ci nekk dafa personnel te mbir mi li ci wër moo di ne ku ciy dugg da nga war a am dem ci ñu xam bu baax teg la ci yoon xam la ban yoon ngay teg kon nag mbokk yi rajo defaral suñu bopp ak man mi Baye Diouf ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen jox rendez-vous suba ci même heure fii ci rajo defaral suñu bopp ak ci kanamee ci YouTube ñàkkul ne su ci kanamee suñu ko jot ji mayee dina ñëw def benn live ci YouTube mais nag en français lay doon pour jagleel ko mbokk yi nga xam ne dégguñ wolof te ñu dégg français surtout nag suñ mbokku africain yi parce que rajo defaral suñu bopp wolof la ñuy wax waaye saa ñu ko yàlla mayee jot gi ak temps bi dinañ jéem a def ubbeeku ci yeneen làkk yi nga xam ne ñu ngi koy wax foofu ci Afrique surtout nag ci Afrique occidentale mbokk yi ñu ngi leen di nuyu donc lii mooy rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf ñëw doon leen ko indil di leen ko faram-fàccee di leen jox donc rendez-vous suba ak jàmm ci waxtu wi jërëjëf.